maaleykum dal leen ak jàmm ci bloc d'information bi ñu leen di dégtal saa su waxtu wi jotee doore ko ak li gën a fës ci xibaar yi màggalu Touba bi dina am donte ñu ngi ci ñetteelu vague bi gouverneur bu Diourbel moom moo jiite woon CRD ba ñu doon amal ci bésu tay bi muy sàkku nag ci ña ko war a teewee ñu dem ñàkku ji dinañu wax itam ci wàllu automédication maanaam dem jëndi garab te digaluñu la ko li ni mel nag mën a indi ay gàllankoor bu ñu sukkandikoo ci conseiller bi ordre des pharmaciens du Sénégal wax ci baccalauréat bu atum 2021 dinañu ko tàmbali ëllëg alxames ki jamook ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñeent bu weerub juillet dinañu dem ca centre sergent Malamine Camara foofee responsable yi li leen gën a yitteel bokk na ci fexe ba ñu respecter geste barrière yi lii moo fi gën a fës nees gis ñu faram fàcceeku. xibaar yi dañ ko jukki faram fàccee ko ondu ci ak Ndeye Dimet Ndaw Serigne Saliou Gueye ak El Hadji Mansour Diop waaye laata loolu dañu ñëw ond ak Asma Khadija ci seen météo. mbokk yi ñuy seetaan salaamaaleykum ñu dikk ci prévision suba di jeudi 29 juillet 2021 ci 6h51 la jant bi di fenk 19h40 mu jublu soo app bi dina toll ci 12h48 1h16 ci la jant bi di gën di tàng ngir jublu soo suba nag ci fajar gi 26 degré la ñuy xaarandi fii ci Dakar 29 Mboro Thiès Touba Diourbel ba Kaffrine ba Fatick itam 25 degré diggante Mbour ak Kaolack 25 degré di kat ci Sédhiou fajar gi la ñuy toll ba tey Tambacounda 25 degré Louga itam 25 degré moom ak i Ndar Géej waaye 23 degré ci diwaanu Richard Toll Matam 26 degré bëccëg ci suba incha allah dina tàng 28 degré fii ci Dakar ak un ciel dégagé waaye tamit dina gën a tàng Mboro Thiès ba Touba mi toll ci 37 degré 31 degré ci diwaanu Mbour li ko dalee Ziguinchor Sédhiou Kolda Kédougou ba Tambacounda dañu fay séntu ab taw bu gàtt Tambacounda dina tàng ak 34 degré 37 degré diggante Matam ak Podor 38 degré Louga et 36 degré ci bëccëg gi ba tey ci diwaanu Richard Toll Ndar Géej 30 degré njël benn guddi gi incha allah rabbi Ndakaaru dina toll ci 26 degré moom ak i Mboro waaye tamit Touba dana wéy di tàng ak 29 degré Mbour Fatick ñoom itam danañ féex ci njël benn guddi suba ak 26 degré li ko dalee Ziguinchor ba Tambacounda gis ngeen ni dañ fay séntu taw Podor 29 degré ñu séntu fa taw gu gàtt 26 degré ci njël benn guddi gi ci diwaanu Richard Toll dina féex Ndar Géej itam dana féex Matam dana toll ci 35 degré moo nar a gën a tàng ci bés bi mi ngoog 5h25 ci la ñuy jot géej gu fer gu njëkk 18h10 géej gi daal di feraat beneen yoon 11h57 pour suba itam ñu daal di jot géej gu fees benn yoon boobule kon nag ñu bàyyi ci xel merci ñu bàyyi leen ngeen wéyandil ak xibaar yi ba léegi incha allah. xibaar yi dañu koy doolee ak màggal bu Touba dina am caatum ren bi gouverneur bu diwaanu Diourbel moom moo jiite woon CRD bi ci bésu tay bi di sàkku ci ñi ko bëgg a teewee ñu dem ñàkku ji dinañu amal sax ab communication bu yaatu jëmale ko ci wàll wi leneen loo xamante ne itam waxtaanee nañu ko tat boobu leen ndaje moo di lu jëm ci respect mesure barrière yi Fatou Abdou kon màggal bu Touba moom bokkul ci li ñuy fomm ren. waaw bu ñu dégloo CRD bi nga xamante ne dajaloo nañu tey wax ko mooy màggal Touba dina am condition yi nag daanaka leeral bi amaguñu ko ci dégg nañ le porte-parole du khalife général des Mourides Serigne Bassirou Mbacké wax ko et que màggal bi dafa nekk un rendez-vous boo xamante ne Sénégal dañ koy xaar te bu ñu gisee daaw li am Touba. màggal Touba ci jamono joo xamante ne ñu ngi woon ci mbas mais Serigne bi déjà c'est un exemple muy Serigne Mountakha Bachir ak ki nga xam ne mooy Serigne Babacar Sy Mansour ak tous les guides religieux du Sénégal ku ci nekk wane nga yoon bi muy takk masque respecter distanciation physique gis nañu màggal Touba daaw lu jëm ci jumaa ji ak lu ko wër jox nañ fa cër bu baax a baax lépp luy mesure barrière ren nag naka lay doon xëy na waxaguñu ko stratégie ban lañu jël mais màggal gi am na daaw te taxul kaa yu yokku Sénégal ndax daaw ak ren ba tey benn la loolu peut-être ci kanam lu ñuy gën di dem dinañ ko xam mais li ñu mën a sukkandiku pour le moment mooy loolu nga xam ne tukkee na ci CRD bi ñu génnee ko tey muy la tenue du màggal Touba naam ñu ngi ci mbas mi ñuy yaakaar nag que ne peut-être que fii ak ñu yegg màggal Touba puisque des na 2 mois weeru sàttumbar la war a doon muy septembre kaa yi dina gën a mën a wàññeeku ba xel yi gën a mën a daal. Ndeye Dimet bu ñu yeggee foofu kaa yi wàññeekul comme ni ko Fatou Abdou waxee mu yokk lan moo ci war a nekk responsabilité état. ak lu ci mënti doon
Magal Touba moom xam nga rendez-vous la te cohérence pour cohérence boo dégloo sëñ Mountakha Bachir depuis bi feebar bi ñëwee ba léegi dafa génne 200 milliards de francs CFA teg ko ci table ji ba noppi wax ni virus bi c'est un être comme ñun ni ñu amee ruu am bakkan noonu itam la virus bi amee bakkan donc yaakaar naa ni kuy waxee ci dimension bu kawe boobu yaakaar naa ni du pandémie mooy tax ñu reculer ci célébration bu mag boobu noonu. donc li des kay mooy nañu gën a responsable du ñëpp képp ku fay dem nga takk sa masque parce que daaw bul fàtte màggal nañ ba génn. amul benn cas Covid boo xamante ne ni signal nañ ko foofu noonu ci dëkk bu tedd bi. waaye Serigne Saliou dafa tombé ak jamono joo xamante ne ñu ngi tàmbalee tere ay rassemblement ba ñu gis événement yu ci mel ni làmb jeeg yeneen ñu tàmbali ko annuler également. waaw c'est que nag foofu l'affaire bi xaw a doy waar parce que daaw da fekkoon sax maladie bi eggoon ci benn pic ba nekk ci benn phase de décroissance mais ren fi ñu nar a organiser màggal gi boo deful ndànk sax du ñu egg pic bi parce que déjà virus bi nga xam ne virus delta bi ni muy multiplier dafa métti. te gis nga déjà bu fekkente ne dafa am rassemblement aussi xam nga c'est le meilleur facteur de propagation du virus. léegi nag dégg naa gouverneur lu mu wax nee na ñiy ñëw Touba nañ vacciné wu mais il faut aussi que ñu jël des dispositions faire de sorte que ñi fay dugg yëpp dañuy vacciné wu mais aussi la population bi nga xam ne ñoom ñooy recevoir au niveau de Touba il faut qu'on sensibilise les populations de Touba aussi ñu vacciné wu. parce que bu fekkee ne population bi recevoir vacciné wul ñuy ñëw déjà dañu vacciné problème mën na am donc bu fekkee ne nag jéem nañ d'ici là vraiment def une vaccination massive au niveau de Touba ñii ñëw aussi ñu jël des dispositions faire de sorte que aussi dinañ vacciné wu veiller aussi au respect des mesures barrières je crois que yàlla mën na ci def taw feex mais xam nga zone Diourbel boobu mooy zone bi nga xamante ne fa lañ gën a bañ a ñàkk yi et je crois que il faut que réellement aussi ñu impliquer xalif bi pour que nit ñi nga xamante ne ñoo nekk au niveau de Touba ñaxu massivement et là je crois que c'est pour la protection des pèlerins. jërëjëf Serigne Saliou ñu woy ba tey ci xibaar yi wax ci Dakar mi woy ba tey ci di nekk ci xolu mbas mi fii ci réewum Sénégal lu tolloog ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti cas moom moo dolleeku kon ci ñi am doomu jàngoro bi ba noppi file leneen loo xamante ni tam mën nañu koo nemmeeku moo di cas yi ñu ngi tàmbalee yokku ci yeneen diwaan yi nekk ci biir réew mi yu ci mel ni Fatick foofee gën kaa néew lu tolloog juróomi téeméeri doomu aadama juróom fukki doomu aadama ak juróom-ñeent kon ñoom ñoo am mbas mi aljuma bi ñu weesu ci bésu tey bi lu tolloog ñaari téeméeru cas moom la ñu am loolu li mooy bilan bu médecin chef bi leneen lu mu indi comme gàllankoor moo di lalu hospitalisation yi daanaka amatul ñu ond ci ak Alioune Badara Sonko. mbir yaa ngi gën di compliqué pour ñi nga xamante ne ñoo amee jàngoroy coronavirus nekkee fii ci diwaanu Fatick bu ñu sukkandikoo ci docteur Julbert Sarr mi nga xamante ne mooy médecin coordonnateur bu yor CTE bu Fatick jamono ji place amatul ndax lal yëpp nga xamante ne fa lañ waroon hospitaliser nit ñi dafa saturé ba tax na sax am na ñeen ñi taxaw di xaar fii nag ci diwaanu Fatick kaay yi ñoo ngi gën di wulee ñaay ndax bu ñu sukkandikoo tey ci bulletin mi nga xamante ne moo génn lu toll ci 135 cas lañ xayma ci CTE bu Fatick 10 hospitalisation 125 yi nga xamante ne jamono ji ñoo leen di topp ci biir kër yi 74 ci district sanitaire bu Fatick 22 Diofior 14 Sokone 6 Niakhar 3 Passy 6 Foundiougne d'ailleurs sax tey ci àllar bi am na benn pa bi nga xamante ne 78 ans la am moom nag jëlul woon vaccin am daan nay ñàkk bakkanam fii ci diwaanu Fatick. mu ngoog Fatou Abdou muy augmentation cas yi après tabaski fu ci mel ni Fatick jóge ci 59 dem ci vendredi dem ci 200. parce que xam nga tey ñu ngi doon wax ne le président de la République daf ne woon nañu wàññi déplacement bi mais terewul nit ñi dem nañu tabaski ji. nit ñi dem tabaski ji nag dañu waxoon ne Dakar mooy épicentre feebar bi teg ci région de Thiès teg ci Diourbel teg ci Ziguinchor. ñi nekk Dakar bu ñu demee Fatick dem beneen diwaan feebar bi dafay gën a law et que nag yoon la ni ma gisee vaccination yi fii tey saa boo xëyee gis ñu ne district Dakar Nord district Dakar Est Dakar Centre noonu la ñu war a fexee ba dans les régions ñu renforcer vaccination bi ñi fa dëkk te nekk fa mën a vacciner wu bu ñu jàppee ne moom mooy solution bi ndax gis nañu démb